jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te am yéene faram-fàcce ko am njàng amul fële ci lycée ba nekk foofu ci diwaanu Saraya ñii di ndongo ya dañoo maase ko wàcc mbedd mi amal ab doxum ñaxtu ngir ñaawlu anam yu métti yi nga xam ne nii moom lañ nekk ko ci seen daara jujulee benn amuñu ay jàngalekat ñaareel bi amuñu ay wanag yu doy ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam moo tukkee ci kii di Souli Brahma Dabo gannaaw bi mu jeexee ni ki biig ci ay minuit njiité réew Macky Sall kon dàbbaliwaat na couvre-feu bi jaarale ko ci Antoine Félix Diome mi jëwriñ ji dénk kaaraange biir réew mi démb nag ci ay waxtaan bu doon amal ak ci RTS Antoine Félix Diome xam ne ne couvre-feu bi dañ koy wéyal kon ci Dakar ak Thiès Thierno Bocoum bi njiital mouvement Asir jàpp ne njumte dafa am ci dogal bu ni mel ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom la ci rotal mbiccoog mbaalo am ci convergence boo ko gis-gis bu Pape Diop fële ci diwaanu Touba gannaaw ba ay kàddu jibee kon tukkee ci lenn ci ay responsable yu fare ci parti bi daal di kon tuumal Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ni dafa luubal juróom millions yi nga xam ni Pape Diop joxoon leen ko ci élection yi ñu weesu jigéen ya nekkee ci diwaanu Touba te fare ci parti bi jug nañu kon daal di koy weddi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moo tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr ba mbokk yi li daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi am njàng amul tey jii fële nga xamoo de ca lycée ba nekk fa ci diwaanu Saraya ñiiri ndongo yi dañoo maasee kon wàcc mbedd mi takk ay sagar yu xonk ci di ñaawlu anam yu metti yi nga xam ne ni moom la ñu nekkee kon ci seen biir daara jujulee benn amuñu ay jàngale ko ci toy ñaare tamit amuñu ay wanak te mu ne de lu yàggul dara la kenn ci seen partenaire may leen lu ci tolloog ñaari millions ci francs CFA ngir ñu defar wanak yi waaye ba fii fourage daal di xëddee moom ñoom ndongo yi ne dàqoñu gën a taal seen xeex bi su fekkente ne seen xaalis boobu lee waxuñu leen ana fan lañ ko dugal dañuy dem ci diwaanu Kédougou fekk fa Souli Brahma Dabo. lycée d'enseignement général bu Saraya fu ñu toll nii muy si ay jafe-jafe yu tar ba tax na élèves ñu fa jàng xalaatuñu dara bu dul gàddu seen sakko si dox ci mbedd bi wane seen i métti. gis nañ ne ces 5 dernières années lycée de Saraya bokk na si lycée yi gën a baax ci biir Sénégal mais gis nañ ne malgré tout ça ñun ñoo ngi si ay conditions yi nga xamante ne ce sont pas favorables. am nañ ay problèmes yu confronté fii nii ñoo ngi koy réclamer ba tey mais amuñu satisfaction ci loolu nag ñuy cité ay toilettes yoo xamante ne fonctionné wul am nañ ay manque de prof. ndongo yi di wax ne daal lu ñu fi mënul comprendre moo di ne daal daaw nag école bi bénéficié na lu toll ko 2 millions mais fu ñu toll nii xamatuñu boobu xaalis fu mu jaar. gis nañ ne daaw SGO financé na 2 millions pour ñu mën a defar suñuy toilettes mais gis nañ ne ba tey jii nii dara changé wul te gis nañu xaalis bi fu mu jaar léegi dañoo bëgg a xam suñu xaalis fu mu jaar dañoo bëgg jàng ci ay anam yu wóor yoo nga xamante ne dinañu permettre gën a booster suñu niveau d'étude. kon tey jii nii ñoo ngi woon bépp autorité bépp koo xamante ne am na doole pour ñëw jàppale ñu mëne suñu combat. ñu ngi sakku ñaan seen parents yi ñu gëstu leen bu baax a baax ci anam yi ñu fiy jàngee. ñoo ngi sollicité tamit suñuy parents d'élèves yi nga xamante ne xamuñu seen doom ci lu ñu nekk au sein du lycée de Saraya ñu gëstuwaat seen doom xam ci lu ñu nekk. De retour de Saraya Souli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Souli Brahma Dabo njiital lycée bu Saraya Honora Thiara léwu ma nga xam du yàgg dara kon école bi dina daloo kon ay wanag yu bees tàq kantaan ak lu soxal ñàkkum professeur yi ñuy wax loolu daal dina ci def kéem kattanam Honora Thiara ñu teewlu ko ci micro Souli Brahma Dabo. Les élèves sont venus nous voir, ils ont déposé une plateforme revendicative qui portait sur, en tout cas, des revendications. D'abord, c'était la construction de salles, les toilettes. mu nga kon loolu di ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangu kon ci Honora Thiara ci kàllaamay tubaab la dikkee
waaye ci kàllaamay wolof lañ ko gënoon yittewoo. dañuy dem ba fële ca diwaanu Matam bari na ci ay xale yoo xam ne dañoo toll ci dugg école waaye daanaka defuñu ko amaana càggante waajur yi moo ko waral yóbbee kilifa yi nekk ci diwaan ba tey saytu wàllu njàng mi jokkoon ngir indi ci ay saafara ab ndajem ñaari fan moom la ñu amal dajale woon mboolem acteurs yi yëngatu ci wàllu njàng mi ngir xool daal pexe ak yoon yi nga xam foofu la ñu war a jaaral ba loolu yi kon mën a dakk. Mbaye Babou mooy njiital IA bu Matam am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Amadou Issa Kane. tey nga xam ne ñu ngi organisé ñaari fan lël boo xam ne réflexion bu am solo la ci cette question là voir nan la ñuy encore avec accompagnement COSYDEP xool yan tëralin la ñuy tëral pour am benn document boo xam ne document proposition la boo xam ni avec mën a appuyer ce domaine de l'éducation qui est un domaine important parce que yëpp xam nañ ni l'orientation bi am solo bi nga xam ne état du Sénégal def na ko ministère de l'éducation nationale tam mi ngi koy def pour que xale yi toog ci école bi 10 ans ñu jàng obligation scolaire 10 ans wala ba 16 ans balaa ñuy génn te lu ñu gis mooy am na xale yu bare yoo xam ne ñu ngi ci région bi war a dem école dem ñu école te loolu nekkul njëriñ pour xale yi nekkul njëriñ pour seen ay famille nekkul njëriñ tamit pour askan bi donc tey réflexion bi ñuy def mooy ñu def benn projet boo xam ni dina nekk boo xam ne dina am sens dina nekk benn projet boo xam ne c'est soutenable dina nekk projet boo xam ne tam bu ñu ko mettre en œuvre daañu indi saafara ci xale yooyu nga xam ni war nañ dem école te demuñu école. dem dañuy wax ci wàllu njàng ñu desandi ci SAEMS doon benn ci kuréel syndicat jàngalekat yi ma ngay fësal tiitaange ak njaaxare gi nga xam ne am nañ ko jëmale ko ci tolluwaayu wàpp ji fii ak ndaje moom la ñu amal fële ci diwaanu Thiès di sakuraal ci kilifa yi ñu gestu école yi ndax respecté tuñu mesure barrières yi de gannaaw loolu àdd nañu kon ci phénomène bu bees bi nga xam moo xew ci école yi te ñu koy duppee flash cas Sira Khata Gueye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. ci jëlee ci protocole sanitaire bi li ci njëkk mooy le port donc de masque gis nañ ni boo duggee ci école yi port masque boobu daanaka existé tout ñaareel mbir mi mooy des flash cas booy dugg ci école mooy température bi dinañ jëlee nit ñi même bu dee existé na nit école yi bu ñu nekkee 2000 élèves nga am benn wala ñaar loolu xam nga ne doyul ñetteel bi mooy gel yi nga xam ne mooy permettre sax bu dee virus bi sax ci yow mu mën a bañ a épandre ci biir école yi wala ci biir dëkk bi donc loolu bu ñu jógee ba dugg maintenant ci biir classe bi ngay jëkk a gis mooy classe yi ne soit c'est des classes pléthoriques classe bi ñoo fees genn ndax ren daanaka gàppuñu benn élève te ñu jàll ñoo lay fekk ñi nga xam ne dañoo yóbbu leen mu nekk des classes yoo xam ne yu jéggi dayo la élèves yi toog par ñaar ba ñeent ci biir école bi donc distanciation sociale bi ñu wax distanciation physique donc amul ci école yi moo taxoon nag ñu alerter le ministre de l'éducation nationale di alerter le gouvernement du Sénégal à ce que ñuy apporter des solutions à ces genres de situations pour mu bañ école nekk lieu bi nga xam ne ni fa la ñuy propager n'est-ce pas jëlee virus bi di koy yokku ci biir réew mi ñaareelu point bi nga xam ne moo nekk ci actualité toujours mooy question flasca dégg ngeen ko ci réew mi ay élèves yoo xam ne dañuy jël seen i téléphone di filmer seen i jàngalekat yi jël def ay montage commencé di ko partager ci réseaux sociaux yi yooyu dañ ne suñu syndicat ak tous les enseignants mënatuñ ko nangu fii ci Thiès dañoo daan ko gisee tey jii point de presse bi sax di ko gën a waral mooy loolu. kàddu nag yi jëf fan yi tukkee ci lenn ci ay kuréelu syndicat jàngalekat di sàkk kon ñu tëj école yi ngir aar ndongo yeeg jàngalekat yi ci mbas mi di Covid 19 ca Louga rawatina ca commune ñoom rek jàngalekat ya fa nekk nee nañ ànduñu si place xale yi du ci mbedd mi waaye ci école yi la dañoo profité ci am ndaje mu doon amal ngir nangu lenn ci ay ndimbal yoo xam ne ni mu ngi bàyyee ko ci doomu ñoom rek yooyu dund fële ci bitim réew daal di kon sàkku ci école yi ñu sàmmanteeg digle yi nga xam ne ni moo bàyyee ko ci kër docteur dañuy dem ci diwaanu ñoom rek fekk fa Omar Kayre. mbas mi saay su nekk muy gën a yokk ci réew mi waral sénégalais yu bëri naan jot na nag ñu tëj école yi comme nañu ko defee woon waaye Khady Diallo mi di principal CM bu Ñomre d'accordul ci lu nu mel ndax moom dafa jàpp ne tëj bërëbu jàngukaay yi du solution. xale place am école la nekkul ci mbedd bi daaw bi ñu tëjee classe intermédiaire yi te accompagnement bi du mat parents yëpp amuñu moyen seen doom di suivre enseignement à distance di ko jàng ci internet yenn kër yi di nga dugg xale yi du ñu am accès ci télévision yenn zone yi di nga dem du ñu am connexion dina am ñu ci am chance jàll waaye ñu ci ëpp
li seen loxo jotul seen ginnaaw duñ ci am chance te loolu droit à l'éducation waxul loolu. bi première vague bi amee bu ngeen seetloo classe examen yi ñoo jëloon ñoo doon jàng waaye xale yëpp ci mbedd mi la ñuy yenn yaakaar naa ni daal fu ñu mën a gën a mën a xoole xale yi di leen surveiller di leen pousser ñuy respecter gestes barrières ci école bi su école yi tëjul moyens yi doy ñuy respecter toutes les mesures yi nga xam ne joxe nañ ko ci la ñuy yaakaar gën a mucc. moom principal bi di woo nag xeex bi ñu continuer ko ngir école yi fépp ñu respecté fa mesure barrières yi mu di woote boo xamante ni ab association d'émigrés bu nekk ci Ñomre dégg na ko waral mu jox fukk ak ñeenti établissement scolaire yi nekk ca commune ba ay masques produits antiseptiques ak yeneen i jumtuwaay yoo xamante ni dañ ciy xeex Covid-19 bi. danoo jàpp rek ni école yi milieu yi la yoo xam ni xale yi ñu ngi fiy dajaloo. pour fexe ba nga xam ni njàng mi ngi mu continuer ndax xam nañ ni njàng lu am solo la ca it milieu boo xam li la ay nit dañ fiy dajaloo donc it bokk ci sunu secteur stratégique mooy njàng ak njàngale ñuy ànd ak ñoom di liggéey at yi yëpp moo tax ñu continuer ci école. après bu ñu jógee fii continuer aspect de sensibilisation yi. digganteem ak Louga nag toll ci fukki kilomètre commune bu Ñomre ba léegi amagul benn cas Covid-19 bi feebar bi dugg see ci réew mi ba léegi. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm gannaaw Dakar Thiès moo di ñaareelu diwaan fii ci Sénégal foo xam ne mbas mi di Covid-19 bari na fa doole lool yóbbe Abim Niang di responsable APR nekk ca Thiès Nord jokkoon fa seen xeex ak jàngoro jilee ay junni masque moom la jël boole ko ak ay gel daal di koy baaxee ndonga yi ngir daal ñu tasaare ko ci askan wi teg ci nag ñaax leen ngir daal ñu sàmmanteeg digle yi nga xam ni ñoo bàyyee ko ci kër docteur ndaje moomee Ibrahima Ndiaye lañ fa yebaloon. responsable APR bu Thiès Nord Habib Niang mu ngi rek ñaax ak artu jëm ci situation Covid-19 bi ci Sénégal rawatina nag fii ci diwaanu Thiès moom sax dana seeti ndongo daara yi nekk Thiès ngir jàppale leen ci ay masque ak ay gel alcoolique ngir ñu mën a fegu ak tamit xeex jëm ci coronavirus bi. tey sama yët yëpp moo nekkoon lan continuer accompagner leen parce que période bi ma leen wax léegi rek maa ngi dégg tey am na tey ñaar fukk ak ñaar cas tey rek. heure bi ma lay wax ni léegi à Thiès sànq démb ñaata kaa la woon ak ñi décédé tey kenn xamul donc li may faral di wax toujours étudiant intellectuel ngeen wax naa ko waa Ziguinchor bi mu leen gisee barki dem fàttali si damay oublié di en français ma ne leen tey période bi toog du période ay werante du période ay sànni xeer kii dafa fii lii dafa fi la période bi dañ toll si période de guerre lan mooy guerre conscience mooy li fi nekk tey mooy corona bi mooy guerre bi. guerre boo xam ne tey ñépp war nañu tey jël seen arme taxaw xeex bu jóge fii. mu nekkoon tamit ab prof la boo xam ne moom ab ñaa mu ngi ñaax Thiessois yëpp ngir ñu mën a defaraat seen taxawaay ak tamit respecter rek gestes barrières yi ngir mën a rek fonk lépp lu jëm ci wàllu wàllante jëm ci transmission communautaire Covid-19 fii ci Sénégal. moo tax man si sama bopp dama décider tey indi ay masque jox amical yi amical bu si nekk nag naa la jox junni masque pour nga accompagner. université fi nga nekk parce que lu toujours li may faral di wax état mënu def yëpp il faut que mu am ay dëkkuwaay am ay bonne volonté ñu gëm président ñu gëm askan bi ñu gëm seen gox Thiès fu nekk si Fatick Dakar il faut ñu jóg mobiliser wu pour combattre ce fléau boo xam ne mu ngi def musiba bu mag si biir Sénégal donc loolu moo nekkoon tey sama taxawaay sama rencontre avec l'amicale moo tax bi ñu ñëw sax damay xam ne ko bu leen bëri le président di ñëw rek ak le secrétaire général bu yàlla defee jàmm lii jàll nag dañuy commencer de faire tourner dans toutes les écoles du Sénégal pour les sensibiliser. moom responsable APRIS bi Habib Niang yàgg na rek jàppale étudiant yu Thiès ci xeex mbas mi comme ni ñu koy defee rek ak askanu Thiès yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole Thiès. Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. des ba tey ci ak wàllu mbas mi fukki doomu adama ñoo ñàkkati tey seen bakkan ci mbas mi di Covid-19 loolu yi kon di yóbbu lim gi léegi ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn doomu adama yi ñàkk seen bakkan ci feebar bi ba mu duggee ci réew mi léegi ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti test yi ñu jot a amal démb téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo dellu si amee feebar bi téeméer ak fukk ak ñeent ñoo ci ay cas communautaire ñeent fukk ak juróom-ñaar ña nga tëdd lalu hôpital ñuy sauver jamono ji. ginnaaw bi mu jeexee niki bi ci ay minuit njiité réew Macky Sall kon dàbbali wax li nga xam moo di aju ci wàllu couvre-feu bi jaarale ko ci Antoine Félix Diome mi jëwriñ ji dénk kaaraange bi réew mi démb nag ci ab waxtaan wi nga xam doon na ko seq démb ak suñu naataangoo yi nekk fële ci RTS
Antoine Félix Diome xam na ne couvre-feu bi daañu ko wéyal ci Dakar ak Thiès li ko dalee kon ci lu toll kon ci diirub juróom-ñetti fan. Thierno Bocoum mi jiital Agir jàppale ne njuumte dafa am ci biir dogal Sénégal yi buñ demee ba nar leen a xañ seen dem ak seen dikk loi moo ko war a def waaye pas ab décret ñu déglu ko moom Thierno Bocoum. dafa am problème d'abord si niñ ko bindee dañoo viser décret boobu si arrêté bu ñu def alors que décret boobu amul décret bi bu ñu bëgg ñoom wax mooy 87 228 et non 226 déjà loolu njumte la si niñ ko bindee ensuite si li ñu bind ñoom si li ñu wax gouverneur bi tey dafa tere nit ñi ñu dox de 21h à 5h du matin basé ko nag si décret boo xam ne dafa am alors que constitution bu suñu réew nga xam ne moo féete kaw yoon yëpp si article 11 bi dafa ne bépp citoyen mën na déplacer wu dem di ñëw di dem di dikk librement lenn rek moo ko mën a dindi mooy loi moo ko mën a dindi donc ñoom dañu viser décret alors que loolu loi moo ko mën a dindi loolu nag mu doon loo xamante ne lu doy waar la parce que li taxoon mu mënoon nekk depuis boobu ba léegi mooy que ne état d'urgence dañ ko décrété woon état d'urgence bi nag jeex na donc su état d'urgence jeexee fu mu toll nii loi boobu mënatoo ko prévaloir parce que damoo renouveler ko à l'Assemblée nationale su doon loi bu bees bii ñu dugal la moo doon dox tamit mën nañu jël couvre-feu waaye loi bu bees bii kenn promulgué gu ko donc entré gun en vigueur donc amul leneen luy war a mën a tax foofu du gouverneur di sukkandiku pour mën a ne moom dafay tere ñi ñu dem moo tax d'ailleurs ñu wax mbirum couvre-feu déguisé ndax xam nga couvre-feu bi passé ñu jëloon lu couvre-feu bi wax rek moom la gouverneur bi wax mooy toog leen seen kër 21h ba 5h du matin donc ñoom mënuñu tudd couvre-feu ci seen arrêté bi parce que couvre-feu du gouverneur moo koy décret le couvre-feu décret moo koy def te président de la république moo koy jël mais président de la république su koy jël day fekk mu nekk ci cadre loi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Thierno Bocoum mbiccoog mbaaloo am ci convergence bokk gis-gis bu Pape Diop fële ci diwaanu Touba gannaaw bu ay kàddu jibee kon tukkee ci lenn ci ay responsable yu fare ci parti bi daal di tuumal député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ne juróom millions yi nga xam ni Pape Diop joxoon na ko ci élection yi weesu daf kaa lubal jigéen yi nekkee ci diwaanu Touba te fare ci parti bi jóg nañu kon daal di weddi lu ni mel loolu ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fa Modou Makhtar Sarr. gannaaw ba benn responsable parti bokk gis-gis yëkkatee ay kàddu tuuma teg ko ci deru député bii di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké jigéen ñi féete ci parti Pape Diop bi ñoom itam jóg nañ ngir tontu ko nee nañu kat wax jooju tegul fenn te dara amu ci député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mi ku ñu war a jaajëfal la ndax dafa sonn ci parti bi. suñu position lan la ci xam nga njàngat moo xam ne man mii di responsable des femmes bi ma liiree vidéo yi benn nit laa ci xàmmee. ka ko ñaareel moo nekkoon sama adjointe mi ngi nii toog muy Mame Diarra Gueye bañ ko woowee waxuñu ko dëgg dañ koo woo ci ne ko ñëwal dafa am lu ñuy yaatal ci parti bi di ci waxtaan ñi ci des ay location la dañ leen a luye 5 millions yi keroog bi muy jóge ci président Pape Diop di ñëw ci Cheikh Abdou muy ci élection présidentielle yii ñu génn maa nga woon ca saal ba man ak sama jigéenu bokk gis-gis yi ma àndaloon 5 millions yi ba mu ñëwee duggul ci ab néeg ci saal ba la yam ñu yëkkati 1 million jox ma ko man responsable des femmes ma teg ko ci sama loxo jigéen ñi ma àndal yëkkatiwaat 1 million jox ko honorable député bi dëkk Mbacké mu des 3 millions 2 millions 500 yi ci des Baye Yass Fall lañ ko jox mi ngi nii taxaw desul 500000 500000 ya ca des ci lañ jënd ndox yi ñu doon distribuer ci biir oto yi doon dem élection nañ ma waxaat beneen 5 millions yi maa fekke lii moom tegalaat na beneen. ñoom jigéen ñi bokk gis-gisi dolli ci ne député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wàccoon na ak ñooñu parti bi ndax lépp lu ko waroon def na ko koppar yu ñu ko mës a jox séddale na ko ba ci sax salaire am bii mu jagleel askan wi ko fal. li Cheikh Abdou dugal ci département bi ëpp na salaire u député li mu defal département bi parti bi defalu ko lewu ko ci ndombal tànkul député doo koo def ci département bi li jaar ci man dugg ci biir département bi ëpp na 5 mandats yi député ëpp na ko. bi nga xam ne ñu ngi jeexal seen ndaje mi ak taskatu xibaar yi ñoom jigéen ñi bokk gis-gis yi nee nañu ñu ngi woo bépp responsable bu nekkee ci parti bi nekk ci Touba ñu booloo doon benn di xàccandoo di dóorandoo su ko defee ñu mën a préparer élection locale yi ñuy dëgmal Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ci foofu la ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la.
dal leen ak jàmm bu doonoon football ñu ne prolongation am na ci couvre-feu bi waroon a jeex démb waaye ñambaasaat nañ ci lu tolloog juróom-ñetti fan ci diwaanu Thiès ak Ndakaaru Walf Quotidien dogal yaa nga tukkee ci gouverneur yi tëjaat nañu askan wi saay bu 21h jotee jàpp 5h du matin bu ñu sukkandiko ci jor gi ñu denk kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome mi jota leeral ci biir yéene kaa bi di réew mi Quotidien ne coppite ya ñu indi yàggul ci assemblée nationale mu jëm ci loi 1969 talaata tey ji ñu ngi xaar njiitu réew mi Macky Sall mun ko promulguer maanaam jëmmal ko waaye jeexi jaaxa am na ca terewul lii di couvre-feu bi dañ ko wéyal ci diwaanu Ndakaar ak Thiès ay kàddoom ci biir yéene kaa bi Ansoumana Dione mi jiite kuréel gi saytu ñi amee feebaru xel gis na mbir yi doonatul couvre-feu waaye couvre-feu lii la maanaam tëj gi nguur gi di tëj askan wi saay bu 21h jotee jàpp 5h du matin amul lenn lu mun a jur ci xeexum coronavirus bi Ansoumana Dione ne boo demee ci gaaru ceer yi oto yaa ngi fees dell ba ko ñaareel ñi amee feebaru xel ñu ngi ci mbedd mi te ba léegi kenn mënagu leen a saytu ndax am nañu corona am déet yéene kaa bi di 24h xëy waxtaan ak maître Ousmane Seye mi joxe xalaatam ci couvre-feu mi ñu yokkaat waaye maître Ousmane Seye am ci jaaxle lool ne naka la gouverneur mun a daganale couvre-feu te état d'urgence amagul ndax loi bu bees ga ko war a promulguer sotteegul maître Ousmane Seye ne boo gisee mbir yi yenuwul maana ak li loi wax rawatina li fi constitution bi digle ba tax na arrêté yu gouverneur yi jaadutoon amuñu woon sañ-sañ wi ngir amal couvre-feu Moustapha Diakhaté ay kàddoom ci 24h xam le ne fa jaawaatle dat yi ci bile couvre-feu Moustapha Diakhaté ne couvre-feu baax na naam waaye bu sañoon takk der yi saytu askan wi ci guddi gi ñu fexe ba ñooñee matal seen liggéey ci bëccëg bi ba képp ku solul masque ñu mun laa jàpp professeur Ngouda Mboup ay kàddoom ci l'évidence gis ne nguur gi def na ay njuumte ci bile couvre-feu professeur Ngouda Mboup ne coppite ya ñu indi keroog ca assemblée nationale jëm ci loi 1960 mu ñeel état d'urgence kenn jotu ko daganal ba tax na jaadutoon ñu sampaat fi couvre-feu jëm ci ñaari gox yi le muy Dakar ak Thiès las ne mangoog yokkaat nañu gogule couvre-feu mi doon pataas bu tàng jër ci loxoy njiitu réew mi Macky Sall mujjee na ko jébal administration bi maanaam gouverneur yi ñoo ca jël dogal muy bu Ndakaar ak bu Thiès bu ñu sukkandikoo ci jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome mi xam le ne fileeg juróom-ñetti fan bu 21h jotee jàpp 5h du matin bëggatu ñëw seen kenn ci mbedd yi yéene kaa bi di li quotidien taxaw ci bile couvre-feu muy Dakar ak Thiès ne dafa yenuwul maanaa ne dafa jaaduwul ne loi gu bees gañu voté yàggul ci assemblée nationale kenn jëmbalagu ko maanaam promulgation amagu ci kon gouverneur bu Thiès ak Dakar waruñoo na amal arrêté ngir dugalaat askan wi ci couvre-feu li quotidien ne couvre-feu bile daanaka yàq kese la ndax ci waxtu wi ñu ne saay bu guddi jotee askan wi ñëppay fàttu ndax seddaay gi waaye bu bëccëgee ñëppay génn ndaje yi takarnaase li quotidien ne ndax jotutoon nguur gi soppi doxalin yéene kaabiri sursaane coronavirus gi dugg na ca Daara Jolof yéene kaabiri ñu fàttali ne lu toll ci juróom-ñeent fukki doomi aadama am nañ fa bees coronavirus te téeméeri doomi aadama yoo fa jël yu am corona juróom-ñaar fukki ya ay cas communautaire lañu maanaam am nañu covid-19 te kenn xamul fañ ko jëlee yéene kaabiri lu toll ci juróom-benn doomi aadama ñàkk nañ ca seen bakkan foofee ca Daara Jolof yéene kaabiri Les Échos xëy dalal première dame Marième Faye Sall àdduna démb ci fondation Servir le Sénégal xam le ne ku la wax ne mun naa la booleek Marième Faye Sall dalay nax jot naa dànkaafu ñuy mbuboo turam rawatina fondation bi di def naka sudul noonu Marième Faye Sall ne amul compte Facebook Instagram wax noppi leneen ci ay kàddoom ci Les Échos déggoon nañ fi ña ko doon tuddal ne dafa dof maanaam àndutoon ak xelam Marième Faye Sall weddina tuuma yooyule delluwaat lépp ci suñu boroom réew mi quotidien ndax première dame Marième Faye Sall newul ne dafa bëgg a toppandoo première dame bu réew France di Brigitte Macron mi jot a amal déclaration ci ab télévision bu France fan yi ñu weesu teguñu ci ay fan première dame bu Sénégal Marième Faye Sall feelu ko démb ca RTS le quotidien ne jaru ko woon première dame Marième Faye Sall amal déclaration munoon na yem donc ci ab communiqué yéen kaabi di Le Témoin xëy taxaw ci tuumay tukkee ci Babacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ma ñuy déglu ci waxtu wile moom mi xam ne yàggut ne lu toll ci téeméeri milliards yu toftal juróom-ñetti fukk Union européenne jébaloon na ko nguurug Sénégal ngir mu mun cee xeex immigration clandestine yéen kaabi xëy doxantu ci quai de pêche yi fu mel ni Caaroy Soumbédioune ak Yaraax ak Hann rawatina ca Mbuur mool yu bari gis ne koppar yooyu le ba léegi tàbbeegul ci seen loxo ay kàddoom ci biir yéen kaay bi Babacar Pouy ma ñu fekk ca Soumbédioune xam le ne coow li mooy na nguur gi leeralal askan wi fan la féete wala fan la dugal yooyu le téeméeri milliards ak lu teg yéen kaay bi di critique ne teg nañ ko loxo waa ji jàppe woon boppam yonent maanaam prophète foofee ca Kolda di Baba Malabe ñu gën ko xam ci Dawda Ba te mu jëloon ab xale bu jigéen gu toll ci fukkat ak ñett def ko soxnaam ñenn ci ay jegeñaaleem topp ci ay tànkam daal di doxalee noonu le maye xale yu jigéen yu matagul sëy wala jël leen soxna critique ne ci biir dossier am na ci ay mineur maanaam ay xale jigéen yu matagul sëy yañu sàcc wala jënde leen ca Guinée Bissau jàpp Mauritanie critique ne waa ji di Baba Malabe ci jamono ji caabi féete na ko ginnaaw ma nga sous mandat de dépôt ak ñam ca fegool ci googule dossier yéene kabi di Vox Populi ne dossier Diary Sow ba tey ay mbiram leeragul ñu ngi koy wër ba léegi xibaar tukkee ci enquête police bu France mi njortu ne Diary Sow mile fa mu nekk moo
fa bàyyi boppam maanaam moo fexe réeram ga ba réeral askan wi yéene kaabine suñu lamb xëy géewal Ama Baldé ma ngay waajal kombaam digganteem ak Modou Lo yéene kaabine moom Ama ma nga ca salle de musculation ya ma ngay yokku dooleem ma nga ca gannus ganne ca Tivaouane Peulh Ama Baldé ne bile combat liggéey rek la ci jublu suñu lamb ne ndax combat bile digganteem ak Modou Lo mun nañ ko amal ci huis clos déet Birane Gning manager bu Modou Lo xamle ne Modou Lo fuñ ko woo ci bëre mun na faa bëre Ousmane Diouf di communicateur traditionnel ay kàddoom si suñu lamb gis ne jaaduwul ñu amal combat diggante Modou Lo ak Ama Baldé ci huis clos ne saay buñ ko defee ci arène nationale mun naa jur musiba Ousmane Diouf ne ndax ñay seetaan duñu yem dong ci seen kër mun nañu aaki ji stade ba yéene kaabine l'observateur xëy aaki ca Ndianda di ab dëkk gu féete ca commune bu Nguéniane yéene kaabine ay fan a ngi ni ca Ndianda googule ay kër a nga fay lakk lu tolloog juróom-ñetti yoon ci diru fukki fan ak juróom Ousseynou Diouf ma dëkk ca Ndianda ne dund na li ni mel ndax ba léegi xamagul la sooke lakk googule ne la ñu amoon ci dund ànd nag safara sa jaaxle nañu lool ci waxtu wile Rokhaya Sarr ay kàddoom ci l'observateur ma nga dëkk ca Ndianda ne la ko jaaxal ci safara soosule ne tàkk-tàkk ya ci kaw lay jollee wàcc ci suuf looy sotti ndox ci safara sa mu gën a tàkk jéppét am ñuy laajte ba tey ca Ndianda ndax lay làkk kër ya du ab jinne làkk kër jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne mi fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ci kanam tuuti rek moom Pierre Edouard Faye dina fi teew dikk ak yéen ci seen rubrique ganu kër gi tey ji mu ngi ci dalal Thierno Lo bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanuk sunu gaal ñu yendoog jàmm